Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs, chers internautes. ñu leen di jaajëfal ñu ñëw on revient avant dernier numéro de la semaine man ak Merry ñu ñëw yaatal leen li xew ci biir internet bi di leen jaajëfal comme toujours heure bu baax bi Merry nuyu nañ la nuyul téléspectateurs rek internautes yi. maa ngi lay fay Mamadou Ndiaye di nuyu suñu téléspectateurs yi nos fidèles téléspectateurs ak internautes di leen jaajëfal te di leen naan bisimilah ci heure bu baax bi comme ni ngeen ko tuddee may wax nag ne du samay wax seen kàddu la yéen moo tax ñun tamit ñu daal di ko reprendre di ko wax comme ni ngeen ko bëggee. comme mais boo ko même bu fekkee say wax la garaawul en tout cas internet yi mbiri internet la yëf yi gars yi de parfois dañu lay inspiré loo. comme ñoom tour émission bi lu leen neex lañ koy woowee. li xew ci biir internet bi. li ci internet bi ëttu internet bi. yaatu na donc su la neexee nga wax ni heure bu baax bi la yéen ñu ko wax ñun tamit ñu ngi koy gis hashtag bi miin ngeen ko sunu net la comme ni muy jàllee noonu ci suufu écran bi. seen ay réaction parfois dañ koy jël taataanal ko daal di koy partagé ndoog internautes yeeg téléspectateurs yi heure bu baax bi à partir de 13h30 gannaaw xibaar yi nga xamante ni rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen ko doon dégtal doon jaajëfal Chérif Dia mi ko doon présenté léegi ma ñëw man ak Merry comme ni ñu koy baaxoo di defee di leen jaajëfal démb nag. indi naa Merry ak tànkam yi ci seddaay bi 1er décembre bi. loolu démb la woon tey jii fexe naa ba lijjanti doomu Merry bi. du ma leen wax dara nañ seetaan vidéo bii te ñëwaat. gunóor. puso. liir. bëy. martu. jën. sein. kër. oui. nit. liseer. pitax. gunóor. puso. Merry. waaw. fexe naa ba lijjanti sa doom ji de. waaye xam nga yow da ngay tooñ dem mën nga jëlee woon. mais yow laa sonal teyaat man waaw baax na démb am na benn mère bu ne ma xanaa Merry dëggantaan sa doom baa jël na quoi. même man mii dañ ma koy wax. ma ne ko pourtant moom moo ma sonal sax de mais c'est que man maa gën a bari wax peut-être. non yow yaa ma gën a sonal xam nga yow ki ngay tooñ ni Tidiane bu la jàppee xam nga yow dina la wax sa bopp. kii doomu Merry bi la. kii doomu kii la Cissé. Cissé man. waaw Cissé mii nekk Cissé mi nekk fii Cissé mi def programmation yi. waaw Cissé moom la doomam la. ay vidéo la bu ñuy moom partagé vidéo bi moom la moo ma ko yónnee. vidéo la bu ñuy partagé temps yi yëpp ci réseaux sociaux yi ñun tamit nii la ñu ko bëgg démarrer ko li xew ci biir internet bi man ak Merry tey daal fexe naa ba trouver sa doom ji. waaw baal naa la am benn problème man xam naa doomu kan la. nit un puso un jën. ay xam nga loolu doomu Cissé rek mën a wax loolu waaye baax na Tidiane de. dinaa ko boole tonton dinaa ko ne tonton Mamadou tey yow la amee. Tidiane na ma baal rek dama la doon tooñ léegi. waaye nag kaay boo ma tooñee benn. man xam nga man il faut ma ale boo gis am na retour. jaaca. dama gis benn situation ma ne daal il faut que ma laaj la yow bu doon yow. bu doon mën na laaj waaw naka la léegi xoolal li image bi. ñuy wane image bi ñu ne la entre sa copine. wala 20 milliards du ma ne sax sa copine sa jabar laay wax fii ndax xam naa ne mi ñuy seetaan. donc yow entre madame Ndiaye ak 20 milliards. crocodile yaa ngi ci suuf ban ngay jël. dégg lu ma la wax de. damay fexe góorgóorlu ba jékkati leen ñoom ñaar ñëpp. sinon man sama bopp déggoo ma de sinon man sama bopp ci biir. Ndiaye. mu jeex A lañ la wax wala B wax gisoo fi C gisoo fi D. A wala B. mais dañuy créer C bi. yow noo déedéet yow gis nga nag Ndiaye lii moo tax yow kenn bëggul la defal yii. yow defal A wala B rek. dañuy créer C bi lii ñoom ñaar ñëpp. ñu ñëw sinon man ci biir. sinon yow ci biir. jeex na léegi comme ça ñëpp daanandoo. mais lii je pense que internet mën nañ ci réagir ku ci nekk def sa choix A la wala B. waaye internet nañu wax man maa créer C. sinon ñoom ñaar ñëpp ñëw. te image bi amul C. ñoom ñaar ñëpp ñëw wala man ma dugg ci biir rek. loolu daal mooy doo def choix loolu baax na loolu mooy doo def choix. choix la li ma def nii sax choix la. choix am la comme ni ko Youssou wayee choix am la. mais lii am na solo image yi. en tout cas abo ñaade moom nee na bee moom. abo de moom mooy 20 milliards rek. abo de lii la wax. jëlal bii ma lay laaj. bii ci ginnaaw. ban si élagement ne won ko yow xam naa ne am nga say cousine. pour 3 milliards wala say cousin. d'euros accepté devant ta cousine. waay am naa ñaar ñu may jaay. ndax milliards yi. lii nag man mii am na ñu may jaay man. man moom ma kaay leen xam nga man ndeysaan macha allah tubaar fakal la suñu famille bi macha allah tubaar fakal la. ñëw leen. bu leen bëggee ma maye côté sama papa bu leen bëggee ma maye côté sama yaay. waaw ñoom Fatou Kiné ngi fii ñoom sama doom biru gi waaw ñoom ñëpp mën naa leen jaay te dañuy jar. Yacine bébé Yacine waaw ñëpp.
mairie ngi jaay ay cousine am ak ay cousin ngir rek ay milliards yi. déedéet dama leen di jaay rek. booy day wane ni voilà xaalis fi mu ne nii daal. déedéet dama cee bërile rek di leen jaay. loolu rek la noonu la ay doomu bàjjen ak doomu kii moom dañuy tooñante lii dafa baax. gis nga ci xew yi ñoom ñooy jaam yi. ñoom ñooy jaam yi waa sama ay jaam lañu ñoom Rugi Ba ñoom Fat Kiné ñoom Yacine. dañuy jaay foog ma jaay leen moom te dañuy jar nag xam nga am na ñoo xam ne boo leen mettre sur le marché duñ jar. mais ñii dañuy jar. internet yaa ngi réagir ku nekk ngi xool kii nee nañ A kii naan B entre A et B man maa créé C bi sinon ñoom ñaar ñëpp ñëw sama jabar ji wala milliards yi ñoom ñaar ñëpp laay jéem a fexe góorgóorlu ba ñu ñëw sinon bu fekkee mënul nekk man ma dugg maanaam yéen ñëpp ngeen coow li jeex africain li ma de choix la maanaam yow boo amul keneen du am yéen ñëpp ci nii rek la wóor na mu ne am na ñu naan très bien li nga wax nii noonu la. dinañ déglu dinañ xool internet yi lu ñu wax ci loolu. li xew ci biir internet bi la ay statut WhatsApp la wala parfois li ñuy partagé wala parfois ay images yu neex yu reetaanlu parfois internet tamit ay reetaanloo nit ñi. imaginer loo leen yenn affaires yi nga xamante ni. voilà gars yi dañuy stressé toujours ci information yi. muy jàll te bari surtout jamono ji 2020 mu nu mu metteeg yooyu noonu parfois yii dina xaw a changer tout waaw ce et puis esprit en plus comme ñu ngi approché fin de semaine ñu ngi déjà mercredi xam nga dañuy bëgg plus ñuy dem bu ñu commencé kii information sérieuse yeeg yooyu. plus ñuy wàcc si fan yi plus ñuy alléger affaires yi. xam nga ñuy relax di xam nga. tey kay dinañ mel ni statut WhatsApp waaw dinañ mel ni statut WhatsApp mais démb. am na benn internet bu ñu posté fii tey bi Youssou Ndour. chaque jour ñu wax ko waaw. nekk te gaa ngi koy CD bi créé nañ seen CD ak efficacité internet fi jamono toll xoolal nii la ñu ko posté nen ñi waa lii fan la ñu jëm ak ñii ma ne ko te boo leen jëlee xam lu ñu lay wax ñun dañuy daan suñu doole jël ñu gaal gi kon ñoom def nañ ko CD d'accord fii tey bi la ñuy jël def ko CD jamono dox dañuy télécharger nañ ci YouTube bi dugal ci yàlla baax na dugal ci CD yi ñëpp di ko partagé démb la ñu ko suñu benn lii de moom vraiment xalaatuma ko woon mais non mais lii moom dëgg fàtte woon naa lii moom bu ñii di def lii rek am na ñee ngi def lee fi ne ni boo ñëwoon di leen ko kaasal di ko dindi xam lu ñu lay wax yéen daal jàppoo leen ci waaw dañuy liggéey dañuy daan doole jàppale ci sinon dañuy jël gaal gi waaw temps yi loolu la explication jënd leen CD yi mbaa ñu jël gaal gi waaw loolu la noonu la ay image yu ñu internet yi di partagé ñun tamit ñu koy partagé ndoo ak yéen comme ni ñu leen ko baaxoo di defee saa su ne heure bu baax bi à partir de 13h30 sunu net la hashtag baa ngi noonu muy Facebook Twitter wala Instagram actuellement ñi ngi en live sur Facebook boo demee YouTube aussi ci YouTube def TFM di ngeen ñu gis en temps réel commentaire yaa ngi nii déjà photo yi ñu commencé posté internet yaa ngi nii di réagir en temps réel. man daal li ma gis Ndiaye mooy que ne internet yi ñu si bëri daal xaalis gi la ñuy jël. gars yi waaw man daal gisuma fi kenn ku fi ne sama copine wala sama jabar dañ naan comme que copine la boo amee xaalis après di nga am yeneen ak yeneen. loolu lii raisonnement góor la lii mu def nii raisonnement góor la ndax jigéen du raisonner nii. dëgg la. waaw ñun on est tellement sentimental. man maa xalaat nii rek. nous c'est sûr qu'on va vous prendre nous. à la place des 20 milliards. ok loolu du ma ci tontu sax mais bàyyi ko rek El Hadj Malick sax ngi wax lii. oustaz. bàyyi ko muy wax rek baax na. bàyyi ko muy wax rek sànq maa la doon wax 2020 bi. gars yi ni mu yàkkamtee mu jeex tey le 2 décembre. tey le 2 desaat na ñaata jours. ay da ngay compter ay. desaat na ñaata jours mu jeex ci moins 30 xaw ma moins 29. ñëpp a yàkkamti kan moo yàkkamtiwul 2020 jeex. man c'est que man nag dama xaw a tiit ci 2021 parce que 2020 xam nga kenn xaarewu ko woon nii. il a fait vraiment la surprise une mauvaise surprise. donc là du coup je suis un peu frileuse. moo tax ñuy yërnu. waaw il faut muy. ñi ñuy yërnu 2021. waaw man daal maa ngi nii. ñu yërnu 2021 di xool ba xam. man daal dañuy seetlu mais xoolal ñëpp ci ginnaaw ñu ngi yërnu bu baax ñoo yëy. xam naa ni nag. ku wax 2020 rek day xalaat coronavirus ak yooyu. waaw léegi nag nga ne 2021 qu'est-ce que ça va t'apporter lan mooy ñëw. ñaan rek xanaa lii régler vaccin yi ñu lijjanti mbirum corona bi ñu jeex. ak masque yi. ak masque yi j'espère que incha allah nañ ci rafet njort rek. ñu rafet njort rek que ne 2021 dina fekk lii yëpp mu nekk une mauvaise passe une mauvaise histoire ñu koy nettali naan jamono 2020 wala atum 2020 malheureusement mais bon pour l'instant daal man maa ngi mel ni comme ñi nga xamante dañu yor bant bi di yëndu noonu. di yëndu 2021 du dara waaw bu naree kii ñu tëj ko. delluwaat 2019 comme li gars yi daan wax naa fi mu ne nii damay delluwaat jël samay bagages damay dellu 2019 man anniversaire yu ñu passé ren man comptabiliser wu ma ko. non bu kenn comptabiliser ren 2020 bi quoi parce que c'est nul ay télétravail toog sa kër confinement li fi jot a am bari na moo tax. ambiance je préfère être amnésique. ay décembre doon na am ay cholédara fecc yu neex cholédara yi neex yi yooyu amatul. jamono yi fu naanaa. wan ñu vidéo bi El Hadj Malick.
léegi internet yaa ngi nii ñëpp seede nañu xam nañ ni Merry fecckat la chaque jour ma wax ko. chaque jour ma wax ne Merry fecckat la. trahison. mi ngi nii léegi gis nañ ko léegi nii. ci mu wone ay pas de danse am. fii kenn wane wu fa dara. mais Merry waa ji sawar na waa ji ngi mel ni man. kii ba ma ko gisee waa kay man yow laa xalaat parce que yow ni ngay funa na enjoy dëggantaan di ko xëcc gisoo yére bi dama ñaqee non c'est que vidéo bi man mën naa koy seetaat di ko seetaat non gaan bi ay na. mais lii nag actuellement gis naa ko ci statut WhatsApp yëpp ay même ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé gars yi wane ni daal gars yi dañu bëgg a dundaat moment yu neex yi. non en fait c'est que année bi dafa diis. xam nga ak li si jot a xew yëpp vraiment bëgg nañ dund un peu de bonheur quoi. enjoy tuuti. et puis yii cholédéra yi suñu mag yi. ñoom oustaz. ñoomin Cissé. ñoomin Chérif di wax cholédéra di wax oustaz. waaw waaw parce que xanaa léegi la nekk oustaz rek waaye avant ñoom xam nga ñoom lii dañ ko doon xam jamono baal poussière. di fecc ba ñaq. ba poussière bi di jóg. donc xam naa instant bi yóbbu na leen fu sore mais vidéo bi lu am maanaa la. mi ngi noonu vidéo bu ñuy partagé la ci réseaux sociaux yi wax nañ ko ñu dañuy boole utile ak agréable chaque jour ñu ñëw fësal leen nan la ñuy utiliser téléphone yi nan la ñuy utiliser internet yan site moo jar a dugg wala nan mooy dugg ci site d'information yi yan nga mën a xam ne lii ay xibaar yu wér la chaque jour ñu leen koy proposer ak li xew ci biir internet bi mais parfois aussi ñu def ay yëf yi statut WhatsApp jékki-jékki dugal sa benn statut WhatsApp bu reetaan lu gars yi xool ko reetaan dañu stressé te parfois dina baax nit ñi xaw a relaxé tuuti wàcce tension yi surtout heure bii nii nga xam ne ñi ngi añ ñi ngi doog a yeewu ñenn ñi donc relax jàkkaarloog TFM wala nga jàkkaarloog seen smartphone wala ngeen dem ci réseaux sociaux yi di ñu seetaan di ñu suivre en temps réel lu am solo la moo taxit réaction yi dafa bari actuellement ci réseaux sociaux yi gars yi ñuy envoyé ay cœur ñii ñu ngi joxe seen message yi xalaat seen image yi nga xam ne war nañ ko fi mais surtout parfois aussi ñu suivre actualité yi ci réseaux sociaux yi ndaxte am na benn vidéo encore Mame Diarra Fam Assemblée nationale xam na actuellement député yaa nga fa def séance plénière am na benn vidéo buy circuler ci réseaux sociaux yi mais toujours moom daal voilà. waaw moom réputation bi gars yi xam nañ ko toujours tàng day yëngal. elle fait honneur à sa réputation donc ñu ngi ko jëlee ci Linguère TV di remercier au passage kii di Linguère TV. donc benn altercation la daal di am fële ca député ndax ku xam Assemblée nationale xam na ne député yi bu ñuy def ay projet de loi wala vote de loi. yenn saa yi duñu d'accord donc lii nii vidéo bi di tourner depuis ci suba ci réseaux sociaux yi ak ci statut WhatsApp yi donc ñu daal di leen ci may tuuti rek ngeen daal di xool kii di Mame Diarra Fam mu ñuy tuppee la lionne la députée muy nekk ci biir xuloo donc c'est la magie des réseaux sociaux dafay gaaw dem rek affaire yi nit ñi commencé di ko partager. C'est digital. kenn du ko présenté gis nga vidéo bi fi defoon buzz amoon na vidéo bu fi defoon buzz gis nga ak xadaram taxawaay bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci assemblée nationale bi moom tamit saa yu ñëwee jëlee parole ci assemblée bi mu yëngu-yëngal comme ni vidéo bi gis naa ne ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi di ko jaajëfal surtout liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def comme député du peuple moom mi ngi taxawal peuple bi bu baax. waaw moom de mi ngi taxawal peuple bi bu baax ndax comme ni mu ko tuddee boppam la lionne député du peuple donc xam naa boo moytul tamit da doon défendre peut-être les intérêts encore de la nation. moo taxoon mu nekk noonu di fight pour loolu. donc mais yow tamit sa vidéo dinañ ko dagg léegi di ko dugal ci statut WhatsApp yi xale yaa ngi koy wax. est-ce que doo ma bàyyi léegi sa fecc yi. est-ce que doo ma bàyyi yow mi yaay joxe idée. fii amul fi benn fecc bu ñu fi gis nee nañ dinañ ko dagg léegi. fii amul benn idée si fii amul sa danse yi sa fecc yi. lii la ñu wax de maa ngi nii commentaire yaa ngi nii Merry sa fecc yi ñu ngi nii man xaw ma woon ni nii nga mënee fecc mi ngi nii. xam nga yow da nga aay. si psychologie nit ñi ngay dugg di instant yi da leen di suggérer inconsciemment bu leen def dara. nee nañ dinañ dagg ay xarit la ñu après dinañ dem ci YouTube bi. dagg dafa xew yow yaay jàngale ni ñuy daggee vidéo yi. député du peuple la ñuy wax karma ñëw na sa kaw. député du peuple la ñuy wax. yaa fi jàngale barki démb nan la ñuy daggee vidéo YouTube. léegi yow après dinañ ko dagg. man nag man na parce que yow danga ma ne yow yëngatul tuuti ma xool la ma ne la boo yëngatoo ma yëngatu léegi nga ne ma njëkkal yëngatu nekkate yéen ak ma doon filmer mais da nga mën a fecc li nga fecc fii mais d'ailleurs yaa ñuy jox astuce tey wax ñu astuce Instagram bi lan la après dinañ la dagg yow. la ci statut
donc en parlant de réseaux sociaux donc tey ñu daal di leen indil li nga xamante ne moo di Instagram. parce que ñu bëri seetlu nañ ne Instagram est en train de faire peau neuve donc boo leen duggee seen Instagram di ngeen gis ne affichage bi dafa daal di changer. man dama réeroon. waaw parce que dama duggoon Instagram sérieusement affaire dafa gaaw quoi. waaw dafa gaaw en fait day changer tout le temps te boo seetloo Facebook moo njëkk a changer. après Instagram topp si après leneen parce que actuellement ils sont en train de faire face à li nga xamante ne mooy concurrence su TikTok. ndax TikTok instant bi ni moom moo jël. commencé jël vraiment les grandes parts du marché. donc li ñu jot a gis ci Instagram nag nekk mooy que ne déjà affichage bi dafa daal di changer donc léegi booy posté ci kaw ngay dem te booy dem daf lay def créer une publication wala nga daal di def story. ci suuf nga daal di am réel si mooy les petites courtes vidéos yoo xamante ne comme ay mini live la. yoo xamante ne mën nga ko poster aussi en story. leneen li mu di li nga xamante ne mooy live Instagram yokk nañ ko ba 4 heures léegi. tout ça pour. live Instagram yi. waaw léegi nag ci confinement bi de ñëpp di def live. léegi nag yokk nañ ko ba 4 heures. 4 heures de temps. parce que avant c'était 1 heure je pense. wax ji dina bari nag yow ñeme nga live. non man duma live Instagram. mais xam naa la. xam nga jamono ñeme nga live buñ la bàyyilee ba 4 heures nag di nga wax ba. boobaa yow laay installé ñëw toog ne leen sama góor a ngi nii. mais di nga dem live Instagram 4 heures de temps. waaw léegi yokk nañ ko ba 4 heures de temps. lii lañ bëgg a def xam naa jox comme ñoom tamit dañ nekk ci confinement xëy na dañuy arrangé waale seen affaire. fan lañu jëmee réseaux sociaux yi. mi ngi noonu et après il y a aussi le fait que Boomerang dafa nekk benn affaire boo xamante ne dañ ko apprécier si li nga xamante ne mooy Instagram. donc ñoom tamit amélioré nañu li nga xamante ne mooy Boomerang. dañ ci yokk 3 modes donc am na ralenti am na écho am na mode duo donc bu ci nekk boo ko defee am na benn spécificité boo xamante ne moom mooy daal di am il y a aussi li ñu tuddee la montée en puissance des dark patterns. donc le côté noir parce que xam nga Instagram bi c'était en couleur avec un fond blanc. mais léegi c'est aussi possible de l'avoir avec un fond noir et lu ñu gën a mettre en exergue mooy li nga xamante ne mooy côté shopping bi mais ci kaw loolu. ma wan leen rek benn astuce boo xamante ne da leen di permettre ngeen def story en main libre. parce que xam nga Snapchat ça nous permettait de faire une story en main libre. mais léegi boo duggee ci Instagram boo demee ci story bi noonu. am na mooy flèche bi wàcc ci suuf foofu ngay bës boo bësee di nga gis li nga xamante ne moom mooy main libre voilà ñu ngi koy gis à l'écran donc boo bësee ci main libre bi à partir de là di nga mën a def sa story sans pour autant nga jël sa pouce di ko appuyer. super parfois man sama genre gi ak li ñuy ñeme internet yëpp parfois bu yëf yi amee changement. dañuy am problème. parfois di nga rey benn 1 heure de temps boo xam ne pour nga update. waaw comme ni ñu koy waxee c'est pour vrai nga update. effectivement ci nouvelle fonctionnalité yi. te loolu dafa nekk lu am solo moo tax astuce yi ngay joxe am na solo nag mais tey de bul fàtte ne sa astuce bi nga joxe karma bi ñëw na sa kaw. yaa fi waxee ni ñuy daggee vidéo nga fecc fi. après gars yi dañu la dagg dugal la statut. Ndiaye nii la nekkee. Ndiaye waaw kay xoolal Leena Gassama nee na Ndiaye bàyyil madame Diouf Ndiaye bàyyil ma moo ngi nii moo ko wax nee na Ndiaye bàyyil madame Diouf. bàyyi naa madame Diouf waaw bàyyil madame Diouf yow ñu ngi waxooy astuce Instagram nga dellu ci waat en arrière dañuy avancer. mais dafay wane ne astuce yi ngay joxe dafa am solo te gars yi dañu koy suivre chaque jour ñu laajte ñu. nan la ñuy defaraatee lii nan la ñuy keroog ba nga ñëwee ci WhatsApp business bi. Sénégal gi yëpp ma message ci WhatsApp business bi. dafa bari tamit jeunes yi nga xam ne ñu ngi fii di def seen business te dañuy soxla WhatsApp business bi chaque jour di leen di fësal wan leen loo xamante ne dina leen jariñ mais toujours ci bonne humeur dañuy relax toujours di leen jàngal wala di leen expliquer ay affaires yu simple même démb astuce bi ma joxe woon pour télécharger une vidéo à partir de YouTube am na ñu bëre ñoo xamante ne après en inbox laa jaatoon nañ ma ko du xëy na demain incha allah dinañ ci revenir vite fait def benn genre round up ci astuce yi ñu joxe ci biir semaine bi mais bu leen fàtte boo leen ko fàtte da ngeen di dem ci suñu page YouTube. replay bi mi ngi fa. ngeen daal di dem ngeen seetaanaat ko wala ngeen dagg ko ngeen denc ko mu nekk sorte de tuto moo tax suñ koy def dañ koy def au ralenti pour que mu nekk sorte de tuto ngeen mën ci jàngale leen li nga xamante ne moom mooy seeni yaay wala seeni papa. am na solo sa nekk fii wala sa dund am na njariñ Merry loolu la ñuy wax sa dund am na njariñ mbiru réseaux sociaux la mbiru internet. lu ci xas ba dugg nag day lëmbe àddina wala mu wër àddina gis nañ fi ay cas yu ne barki démb France la fa xewoon. gis nga yëf yi tolle bi mu dem ak yeneen bu ñu fi doon wax ay exemple duñ fi jógee benn vidéo mën na yëngal àddina fi mu ne nii. ndaxte jamono ni toll fi jamono toll la bu njëkk ba kenn xalaatu ko woon waaye léegi yëf yi dafay gaaw ku nekk yaay sa journaliste bopp comme ni ñu koy waxee yaay sa télé bopp. sax sa ndax sunu smartphone yi ñu yor. smartphone nag yëngal na àddina ba léegi nag gis nga benn photo en temps réel du mat 1 heure de temps wala maximum.
wala moins de ça même démb ba Sadio Mané joué ba pare photom bi wër na àddina gis nga lii wër na Sénégal gi ñëpp a ko partagé partout dans le monde mën naa ko wax gannaaw match bu am solo bi nga xam ne joué nañ ko démb ci Ligue des Champions bi équipe am bi di Liverpool gagné 1-0 devant Ajax gannaaw ba ñu ko doon xaar ci lii hommage bi nga xam ne rendre na ko kii di Pape Bouba Diop Sénégalais yëpp doon ko xaar comme ñeneen joueurs yi ni ñu ko defee moom ba mu yëgee dëj bi dafa daal di partager benn information wala wane njaalam ci réseaux sociaux yi ci Instagram partagé nañ ko fi wane nañ ko fi waaye démb lii image bi gis nañu ñëpp a ko partagé ci réseaux sociaux yi. waaw ñëpp ko daal di partagé ci réseaux sociaux et c'est une image qui est très parlante qui est très poignante surtout parce que c'est tout Sadio Mané c'est dans la simplicité avec son maillot mu bind ci Pape Bouba Diop et c'est une manière aussi de lui rendre hommage après un but parce que ki fi jógee c'était un grand buteur c'était un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde génération boobu noonu. am na solo di ko jaajëfal ñëpp encore une fois di jaale waa Sénégal kii di Pape Bouba Diop leneen li am na tey keneen ku ñu xëy ñàkk ku génn àddina di Mohamed Mendy Jean Mendy lañ koy wax nekkoon joueur Jaraaf nekkoon ku ñu respecté jaar ci équipe nationale bu Sénégal génn àddina waa Moti Pom yeeg waa Jaraaf yi ñëpp tey ñu ngi koy partagé déjà ci réseaux sociaux yi statut WhatsApp yi moom tamit di ko jaale waa Jaraaf di ko jaale képp ki nga xamante xamoon nga ko mais surtout ñi nga xamante ni jot nañ ko côtoyer ak famille ñëpp a ngi koy partagé gis naa ni depuis bi ñu yégee annonce su décès bi ñëpp di ko partagé di ko jaajëfal ay mbokkam leneen la tamit loo xamante ni gis nañu ci réseaux sociaux yi mi ngi koy lëmbe ci mbiru football la ba tey Mbaye Diagne mi nga xamante ni ay propos racistes la ko benn commentateur bu nekk fële ca Turquie Mbaye Diagne di évoluer fële ca Galatasaray commentateur bii di Emre Bol daal di koy xas mën nañ ko wax noonu ŋàññi ko ndaxte ci propos yi mi ngi wax ne Mbaye Diagne ci week-end bi dafa dugal ñetti buts gannaaw boobu ëllëg ko mu wax ci buyam yi nga xam ne moom la Mbaye Diagne dugal mais dafa dem daal ne kii day lekk crocodile te xamuñu ba xam ndax jaar na école am déet mu nekk ay propos yu yéeme yu doy waar yoo xamante ni démb ba tey ñëpp a ngi koy partagé ñenn ñi di soutenir kii di Mbaye Diagne gis nañ ne yëf yi dafa mujj nekk tolle ci réseaux sociaux yi. surtout si Twitter parce que ñëpp ñu ngi commencé di wax je suis Mbaye Diagne. di def photo affiche bi parce que propos yooyu c'est des propos qui ont été jugés comme étant des propos racistes parce que waxul rek ci li nga xamante ne mooy technique joueur bi wala mëninu joueur bi mais il s'est attaqué à sa nature africaine. am na sax sur Twitter ñoo xamante ne dañu dem ba ne dañu signaler compte bi waaw dénoncé ko. xam na man yooyu laa koy def yow da ngay maa njëkk a dem signaler compte. voilà Emre Bol bi voilà ñu bëri def nañ ko partage nee nañu nañ ko signaler tëj compte bi. nañ ko signaler pour que Twitter mën a tëj compte bi donc encore une fois Ndiaye on parle de la magie des réseaux sociaux parce que li bi mu daal di am affaire bi daal di nekk viral dans le monde du football ñëpp daal di jógandoo comme un seul homme daal di ne nañu signaler li nga xamante ne moom moo di compte boobu mu nekk une première sanction en attendant peut-être seen télévision turque boobu daal di jël ay sanctions. loolu la ñu wax nee nañ dañ ci jël ay sanctions. tey ji boo xoolee maillot bu mu sol Fenerbahçe ak Galatasaray ñaari club yi nga xam c'est deux clubs rivaux. maanaam xam naa peut-être yooyu koy gën a poussé lu ko neex kii dañu jàpp ne Emre Bol mi dañuy jàpp ni ak maillot bi mu sol. xam naa commentateur la mais far na. mënul ñàkk waaw dafa far ci beneen équipe bi waroo far da nga war a neutre. mais dafa jafe nag ci sport bi. waaw jafe na waaye mais booy commenter neutre rek professionnel bi am na solo. loolu moo nekk loo nga xamante ne moo xew ci réseaux sociaux yi après dañuy ñëw ak astuce yu nan la ñuy bloquer wala nan la ñuy signaler compte yi. waaw loolu il faut ñu wax ko waaw. benn internet bi ngay wax léegi. waaw la kenn commenté. waaw ne voilà sax ngeen waxaale ci ni ñuy signaler compte. est-ce que suba duñ si ñëw. yaa dégg. waaw suba il faut ñu ñëw si ñu wan leen naka la ñuy signaler wala naka la ñuy bloquer benn compte moo xam Twitter moo xam Facebook wala même Instagram. am na solo. rubrique bi ñëpp di xaar le meilleur pour la fin kii kan la wala lii lan la démb am na ku ñu fi bàyyi woon mais gis naa réponse bu ne démb mais kii dañ ko xàmmeewul wala. kookal la. ki ñu waxoon démb kii kan la. ah kii kay ñëpp xam nañ ne waaw mais c'est nag dafa xaw a metti parce que même man j'ai eu du mal. kii Jules François Bocandé la. waaw am na quand même ay nit ñu ko trouvé mais il était un peu plus jeune. et tu sais Jules Bocandé lu ñu koy dégg li yëpp on l'a jamais imaginé sans rasta. Ah. Donc peut-être ñu gis photo bi sans ses rasta man personnellement c'est la première fois que je le vois sans rasta. Donc moom di Jules François Bocandé donc Bertrand. Jules François Bertrand Bocandé donc nationalité sénégalaise né le 25 octobre 1958 à Ziguinchor. Donc il était attaquant. di def il avait. oui ju commencé Casa Sport jaar ci ay club yu bari surtout Metz année 84 86. nekk koo xamante ni
diggante 86 87 Paris jaar Nice jaar Lens jaar Anderlecht moom Jules Bertrand François Bocandé pardon mu nekk koo xamante ni moom la ñu tuddee stade Ziguinchor bi nekk na koo xam ne icône la ci footballu Sénégal nekk koo xam ne dootuñu ko fàtte ci histoire u footballu Sénégal dem ba nekk le 7 mai 2012 mi ngi noonu 7 mai 2012 saa yu ñu date bi jotee ñu voilà premier buteur africain moom la meilleur buteur africain moom la El Hadj Malick wax ci ginnaaw loolu tamit am na solo di wax ni Jules François Bocandé kenn kuñ dul fàtte ci histoire footballu Sénégal moo taxoon ñu proposé leen moo tax am na kenn ku ñu choisir. waaw dafa xawoon jafe nag. waaw non dafa jafe woon na. kii di kan la nu mu tudd Doudou Diakhaté. waaw Doudou Diakhaté na dem ci Djily. waaw Doudou Diakhaté demal ci Djily ñu jox la sa loo. mu jox la sa cadeau waaw nga photo ba mu rafet daal di ñu ko yónnee ñu daal di ko posté. partagé mi ngi noonu moo nekk rond point cité Kër Góor gi nekk suñu sponsor officiel émission bi Djily CSB di ko jaajëfal lépp loo leen soxla ci ay téléphone portable frigo clim leneen li nga xam surtout ay matériels yi nga xamante ni marque bi Samsung la. Djily di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni moo ñu wóolu am na beneen sponsor bu war a ñëw suba loolu c'est une bonne nouvelle. waaw c'est une très bonne nouvelle ñu koy daal di dalal rek si jeudi bi noonu. dinañ ko dalal ak jàmm nekk ko bismillah si suñu biir sponsor ñëw accompagner ñu li xew ci biir internet bi yéen a ngi koy suivre émission bi soxal na leen yéen sénégalais yi soxal na leen yéen téléspectateurs yi soxal na leen yéen internautes yi gis nañ ni encouragement yi ak message yi yëpp ñu ngi koy gis di leen jaajëfal am na benn lii lan la bu ñu fi bàyyi woon dem waaw gis naa ni tamit ñi ko trouvé bu bariwul de. non ñi ko trouvé wul bëriwul. man xaw ma sax yow yaa ko xam ah. waaw en fait garab bi moom la ñuy tuddee le calebassier. donc le calebassier donc benn garab bu tropical bu ndaw la de la famille des Bignoniaceae. donc originaire d'Amérique tropicale donc fruit bi moom la ñuy daal di jël di ci defaree leket. donc garab bi ngeen di seen moom la ñuy defaree li nga xamante ne moom voilà fii la ñuy lekkatee fii la leket bi fii lañ koy jëlee fii lañ koy yettee. c'est important ah man xaw ma woon c'est vrai que dañuy gis leket ni duñu xam sax nu mu c'est ça donc ça s'appelle le calebassier garab bi noonu la tudd calebassier donc garab un petit arbre tropical hein. Donc on s'est dit voilà pourquoi pas on fait un petit peu d'histoire en même temps parce que émission bi moom dañuy jàngaale di ci bégaale chaque jour ñu jàng lu bees wan ñu kii kan la bu bees bi non lii lan la bu bees bi non kii kan la bu bees bi d'abord kii kan la waaw jël leen kii kan la bu bees bi d'abord xanaa da nga ko xam El Hadj Malick wan ñu lii xaw ma ko léegi la xaw ma ko baax na waaw ma xool internet yi bàyyi ko fi noonu El Hadj bàyyi ko ci gars yi xool xaw ma ko moom dëgg ma xool commentaire yi ba xam na gars yi nañ ko xàmmee kii kan la hashtag bi miin ngeen ko sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram boo leen demee sunu page Facebook boo leen commenté joxal ñu biographie un peu boo leen ko xamee ngeen def hashtag bi sunu net commenté dinañ ko gis muy Facebook di Twitter di Instagram ba ci sunu chaîne YouTube bi boo leen demee YouTube def / def TFM ñu ne kii kan la kan moo nekk ci ginnaaw photo bi dafa mel ne gars yaa ngi mën a gars yaa ngi commencé de non man sama gars yi de man ci yéen laa far internet yi yéenee sama xarit man fii laa leen def non instant ñu ngi commencé di trouver man daal yéen laa far man si yéen laa far de waaw yéenee sama xarit acca jaajëf El Hadj donc ñu indi leen lii lan la bu bees bi aussi indi lii lan la waaw ñu oustaz indi ñu lii la bu bees bi waaw léegi nag ñu laajte fii combien d'animaux se cachent sur cette image bul wax ak ko bàyyi ba suba yow bàyyi ba suba rek ñu wax ñu ñoom internet yi ñu wax ñu ñaata lañ fi gis ñaata animaux ñaata mala ngeen gis ci image bi jaajëf voilà waaw man de ay Maradona laay gis sax Maradona jaajëf émission bi am na solo nag neex na bëgguma woon sax mu jeex mais heure bi jot na waaw heure bi jot na ndeysaan tàggatool nag dafa gàtt bul fàtte nañ la dagg kenn ma dagg man internet sama ay xarit lañ bàyyi sa travail psychologique bi ngay def donc di leen jox dig daje demain inchallah pour le dernier numéro de la semaine ndax yéen j'espère que vous avez apprécié en tout cas comme nous li nga xamante ne mooy numéro bi parce que tey moom on a vraiment pris encore plus du plaisir ndax xaw nañu fecc tuuti xaw nañu jàppise tuuti mais en tout cas il reste que li xew ci biir internet bi la di remercier ki nga xamante ne moo di Moungui personal shopper pour la robe et di leen jox dig daje merci faut nga commencer défiler nag comme que léegi fecc nga kay. des na tuuti ci kaw table yi nga jëm waaw démb. ba suba après fii lay yéeg ci kaw table yi. doxantu wane li mu sol ak yooyu. jaajëfal nañ leen yéen internautes yi jaajëfal nañ leen yéen téléspectateurs yi wax nañ leen ko boo leen añee ba pare bon appétit wala boo leen añee ba pare ñu leen. wax bon après-midi. di jaajëfal ñi téléspectateurs yi équipe technique bi équipe digitale bi aussi nekk ci ginnaaw di liggéey ki ko jiite di mag yi ñoom Cheikh di leen jaajëfal.
jaajëfal Tons Am mi nga xam ne moo géré woon son bi. El Hadj Malick joyeux anniversaire internet bi ñëpp a ngi lay souhaiter joyeux anniversaire mais surtout waa groupe Futurs Médias di la jaajëfal Youssou mi jàppoon ci liggéey bi jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. Oh God! No! Oh my God! Oh my